asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di nuyu képp koo xam ne mu ngi ci diaspora bi man la seen frère seen xarit seen rakk seen mag seen nijaay Alexandre Niang depuis Munich Allemagne maa ñëwaat tey pour la vidéo de la journée ñun nag duñu tàyyi duñu sonn même dimanche sax dañuy def vidéo nee nañu li nga xam ne danga ci nekk soo ko gëmee amul noppali ko da ngay dem ba jeex. Je pense que képp koo xam ne mu ngi suivre à temps réel vidéo yi nga xam ne maa ngi koy dugal su ko jàngatee bu baax dina xam ne li ma wax dëgg la. tey nag dama bëggoon dugg ci dans le domaine de la culture lépp lu jëm ci tourisme ak culture comme ni ma koy faral di waxee Sénégal moom nekk na dëkk boo xam ne suñ ko bëggee tabax du nekk lu yomb parce que nag dama jàpp ne ñun suñu wàllu bopp su fekkee ne def nañ jàngat bi nga xamee ne Senghor ñëw na jël pouvoir bi nekk président de la République jàll ci Abdou Diouf jàll ci Abdoulaye Wade ba ñëw ci tey Macky Sall l'empereur premier ki nga xam ne du ma jóg di ko wax du dox lu dul ci ay tappale ay fen ak ay kàcc moo gouvernement bi mu àndal tey li xew Sénégal moom gis nañ ko gaa il faut ñu jàpp ne ak situation bi nu mu mënti demee rek am na jéego yu mag yoo xam ne président Abdoulaye Wade def na ko parce que moom ci wàllu boppam bi mu toogee di jàpp ne dafa war a defar ay infrastructure te xam ne ne infrastructure rawatina tali yi ñooy liy tax sénégalais ñoom seen wàllu bopp lépp loo xam ne ñu ngi ciy dox mu jëm ci dem ak ñëw dafa nekk loo xam ne lu amoon importance la te nag damay faral di ko wax ci liggéeyu jàmbur bu baax du yàq dara ci li nga xam ne yow ci ngay dox te nag suñ ko waxul tamit gërëmuñu ko il faut ñu ne gàcce ngaalaama président Abdoulaye Wade gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ak vision bi mu amoon ci Sénégal gaa ci biir gestion am na ay rëq-rëq parce que nag àddina mooy doxee noonu mën nga def lu baax nit ñi gis ko mën na aussi am safaan te nag vraiment su fekkee ne tamit tey yàlla moo ñu tax di wax teg na ci Sénégal def na ci Sénégal li nga xam ne tey moom la ñuy woowee émergence. Culture nag bi ma bëggoon wax tuuti mënuma ci sorit gërëmuma santuma ki nga xam ne moom la ñuy wax Abdou Soumbédioune Diatta mu nekk sénégalais boo xam ne mu ngi dëkk Bonn en Allemagne nekk professeur d'université di dispenser des cours au niveau des universités allemandes rawatina université yi nga xam ne ñu ngi ci en Europe def ay jéego yu mag ci wàllu culture jaar Beaux-Arts ñëw def ses études en Allemagne yàlla may ko mu nekk doomu aadama boo xam ne dafa xarañ ci wàllu culture ci wàllu art te tey yàlla def bien qu'il est de l'opposition mu nekk ci membre fondateur PASTEF au niveau de l'Europe kon nag Abdou Soumbédioune Diatta ñu ngi lay sant di la gërëm
je n'oserais pas dire que tu n'as pas apporté ta pierre à la construction de ton parti, mais encore du Sénégal. Parce que tamit su fekkee yàlla moo ñu tax di wax tey tu es chargé de mission au niveau de la diaspora pour le compte du Grand Théâtre Abdou jërëjëf. te nag dama koy faral di wax toujours wax ci mbaaxu nit du yàq dara ci sa mbaax, wax ci mbaaxu nit du yàq dara ci sa mbaax. ma bëggoon aussi aujourd'hui comme ni ma koy faral di defee toujours su may def sama vidéo bi dugg ci benn thème, su ma ci duggee c'est juste pour alerter les Sénégalais, c'est pour éveiller la conscience des Sénégalais. Comme ñun yàlla daf ñu nattoo tey ñi nga xam ne ñoo toog ci boppam réew mi l'empereur Sall jiite leen te du ma jóg di ko wax, nekk ñu ci dudul ay luubal, sàcc ak fen ak tappale. yoon la ñun suñu wàllu bopp su fekkee ne am na loo xam ne bëgg nañ ko wax, rawatina mu concerne dëkk bi, ñu génn wax ko. ñun on n'attend absolument rien de li ñu ñor mooy métit bi nga xam ne askan bi moom la ñuy dund. li ñu ñor mooy ñi taxaw temm ba Sénégal jëm kanam. li ñu ñor mooy ñu xool nan la ñu mën a def ak ñoom, pourquoi pas apporter des solutions pour que Sénégalais yi seen dund gën a neex, rawatina Sénégalais lambda yi nga xam ne ñu ngi dund ci coono, rawatina jeunesse bi nga xam ne ñu ngi dund ci coono. dafa am loo xam ne bëggoon naa ko wax te dinaa ko wax, mu nekk loo xam ne lu am importance la, loolu lay wax toujours di ci insister pour nit ñi xam ko, rawatina Sénégalais yi, rawatina ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal te peut-être am na détails yoo xam ne soo leen ko expliquer wul mënuñu ko comprendre. Clédor Sène dafa yàgg di génn di wax ci mbirum pétrole bi, ñu rafetlu ko trop parce que nag yàlla may na ko xam na mbiru pétrole muy demee. tey ñëpp jàpp nañ ne tey pour pétrole dafa nekk loo xam ne dans le monde c'est le nerf de la guerre. fu am pétrole moom su fekkee ne xamuñu ni ñu koy gérer d'une manière rationnelle, xamuñu ni ñu koy yan jumtukaay lañu war a mën a taxawal pour xool nan la ci askan bi di jëriñoo, les pays occidentaux dañuy teg bët te soo moytuwul problème mën na am ci dëkk bi. yàlla bu mu am, nañ ko ñaan yàlla, ñaan ko yonent bi, ñaan ko Sëñ Tuubaa, yàlla bu loolu am Sénégal. gaa am na ci ay malversation yoo xam ne jib na fi ci mbiru pétrole bi, rawatina comportement bi nga xam ne Aliou Sall nekk rakku président def na ko ci ba dossier bi dem ñu def ci non-lieu, te ñëpp xam nañ ne dafa sàcc sunu 6 000 milliards. man de en ce qui me concerne amel na ma 400 000 francs, dina ma ko fay ci nii ak ci nële. su ma ne dina ma ko fay rek dina ma ko fay parce que sama xaalis la, man Sénégalais laa, ci laa bokk. Clédor Sène nag day faral di wax pétrole bi nga xam ne mu ngi ci offshore bi, maanaam ci géej gi, mais li Sénégalais yi xamul mooy pétrole bi nga xam ne mu ngi ci onshore ci suuf si mu ëpp téeméeri junni yoon pétrole bi nga xam ne mu ngi ci biir géej gi. loolu nag dama bëgg Sénégalais yi bàyyi ci xel, parce que nag bu ñu jàpp ne su ko Clédor waxee rek di ci joxe ay explication, ñoom dañuy jàpp ne pétrole boobu mooy li nga xam ne moo feeñ ci géej gi te tubaab bi teg ci seen bët rëkk. yaakaar na ne ñoom mën nañu nax sous la complicité de l'empereur Bour Sall, le roi de Fatick et du Sénégal, mook ñi nga xam ne ñoom la àndal, nga xam ne ci ay fen, ay tappale ak kàcc li ñuy évoluer. duma ko nëbb fii moom
dañu jàpp ne képp ku fi def lu baax diñ ko wax muy le parti au pouvoir comme l'opposition ku fi def lu baax dinañ ko wax parce que nag Olof Njaay day faral di wax ne ku la abalu ay bët war la fi ngay xoolee ñun nag kenn abaluñu ay bët fii ci diaspora bi suñu yeewoo dañuy xool fi ñu neex parce que nag lépp li nga xam ne yàlla wërsëgal nañu ko muy ñëw ci ñun ñoo koy ñafee suñu doole la. ma bëggoon encore une fois sénégalais bàyyi xel ci pétrole bi nga xam ne mu ngi ci suuf si. Le Sénégal est un pays qui regorge une grosse quantité de pétrole ñun ñoo ëppale pétrole Arabie Saoudite ñoo bëgg ëppale pétrole fi mu nekk Libye bi ñuy wax loolu moo tax fi mu nekk ni tey ñu teg ñu bët ci monde bi. ma bëggoon par rapport à cela ñi nga xam ne mooy Clédor Sène di Guy Marius Sagna activistes yi nga xam ne Sénégal moo leen ñor ci loolu la ñuy dox yal na leen yàlla dimbali ba ñu jógee ci fi ñi nekk bu occasion bi présenté peut-être moom mi nga xam ne c'est un expert en pétrole mu génn waxtaan ci pour xamal leen ne su weesoo li nga xam ne mu ngi ci géej gi li nekk ci suuf si moo ëpp fuuf li nekk ci suuf si suñ ko doon xayma ci biir Diourbel ak Touba ak feneen da ngeen di waaru ci yàlla ne non lii lu tax on n'en a jamais parlé lu tax ñun musuñu xam ne mbir mi noonu la demee. Encore une fois vidéo boobu laa bëggoon def mu nekk ma vidéo de la journée pour alerter, pour conscientiser les Sénégalais di leen sant di leen gërëm di leen souhaiter un très bon dimanche. Alexandre Niang depuis Munich, Allemagne, jërëjëf.